waxtu jot na ba toftal fanweeri simili mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di rafetlu seen ànd ak seen kóolute xibaaru marax yi ak ponk yi ci gën a fës. Pape Diop mi jiite coalition bokk gis-gis liggéey fekki na waa nguur gi nee na nag dogal boobu mu jël xalaat na ci gannaaw ba nu génnee ci législative yi di ngeen ko dégg ci biir xibaar yi. beneen ponk mbokk yi muy centre de santé bu Ngor mi fas yéene dalal service urologie bu hôpital Aristide Le Dantec loolu nag ñu ngi ko xamale gannaaw ba nu jëlee dogal di sàkku ci liggéeykat ak aji tawat di nekk ca bërëbu fajukaay boobu nga xam ne am na téeméeri at ngir ñu génn balaa fukki fan ak juróom ci weeru août bi ñu nekk. doxantu nañu ca centre de santé ba xool nañ liggéey ba itam na muy tëddee lu jëm ci njàng ak njàngale. njiitu réew bu Sénégal ne déwén ci kàttanu yàlla dinañu daal di tijji ay classe préparatoire foofee ci diwaanu Thiès. kàddu yi mi ngi ko yëkkati ci concours général bi ñu doon sargal juróom-ñeent fukk ak juróom ci ay gune ñu wane seen xarañte ci concours boobu ak ay matières yu ci mel ni mathématique histoire géographie maanaam daal matière scientifique ak matière littéraire. lu jëm yi dem ci leneen muy fukki ndongo ak ñett doon jàngi fii ci IAM xam ngeen ne dañoo jëloon ñaar fukk ca ñoom yóbbu leen foofee ca dëkk bu ñu naan Toulouse ca France ba nu eggee fukk ak ñett yee dañoo daw. loolu nag xam ngeen ne suba ba léegi ñu ngi koy laam-laamee ci réseaux sociaux yi ak fépp ñi nga xam ne nag ñoom ñooy kilifay daara ja nee ñu mbir mi nag duñu ko bàyyi noonu. dem nañu sax daal ca kanamu Interpol ngir ñu daal di leen di delloosiwaat ñoom ndongo yooyu nekkoon ca IAE. mbokk yi li mooy ponk yi fi gën a fës ngeen taaxir lu ma ñëw léegi ñu faram fàccee. rafetlooti seen ànd ak seen kóolute ci télévision Futurs Médias xibaaru marax yi mbokk yi dañu koy door ak nanu ko junjee muy Pape Diop bi jiite bokk gis-gis liggéey moom nag dem na fekk ji waa nguur gi ca pencum ndawi réew ma. dogal bi nag daal nee na li tax mu jël ko mooy li nga xam ne moom la ñuy dund gannaaw législative yi mu ne nag xalaat na ci bu baax moom mi yëngatu ci wàllu politique moo woon taskatu xibaar yi sànq la woon ci ngoon dinañ ci dellusiwaat ci biir xibaar yi ak Maymuna Ndiaye ak Younous Diatta ñu fa teewaloon. ñu wax itam ba tey ci xibaaru marax yi ak leneen muy centre de santé bu Ngor xam ngeen ne moom moo fas yéene dalal service urologie bu hôpital Aristide Le Dantec. loolu nag gannaaw ba nu jëlee ab dogal rek daal di jox sommation ñi nga xam ne ñoom ñoo doon liggéey ca Le Dantec ak aji tawat ja ngir ñu jógee ca bërëbu fajukaay boobu fii ak fukki fan ak juróom ci weeru août bi nu nekk. direction nag maanaam kilifa yi jiite centre de santé bi nekk ci Ngor rafetlu nañu bile dogal. dañ ci ànd ak Fatou Kiné Dem ak Jaafara Ba ñoo fa doxantu. ab salle endoscopie bloc opératoire ak benn salle boo xamante ni bu ñu opéré ba noppi fa la ñuy yóbbu nit ñi ba keroog ñu yeewu. service urologie bu hôpital Aristide Le Dantec mënees naa wax ni nag dina tàmbali liggéeyam ci anam yu mucc ayib fii ci centre de santé bu Ngor. service urologie ak ni hôpital bu bindoo ak fii centre de santé bi nu mu bindoo service urologie méngoo naag en tout cas fii nu mu bindoo donc jàpp nañ ne nekk na service boo xam ne war nañ ko fi mën a accueillir donc ci loolu si lañ tànnee service boobu nekk donc urologie bu nekkoon Dantec fii la ñu koy indi. ñi ngi xool nan la ñuy organiser woo ba fexe li fi nekkoon du yàqu mais bi ñoom bu ñëwee dañ mën def seen liggéey correctement. service bi nag bu dikkee dafay indaale ay jumtukaayam loole sax nag dina tax centre bi jafe-jafe yu mu amoon wàññiku ndax bu njëkkoon lu jëm ci wàllu urgence bu ñu ko amee rek faaw ñu seeti yeneen kër docteur yi. personnel bi bon manqué na parce que amuñu fi anesthésie bi nga xam ne mu ngi fii en permanence toujours bu ñu amee urgence il faut ñu solliciter Philippe Senghor ñu jàppale ñu ci loolu des fois su ñu amul kuy ñëw on est obligé ñu évacuer maladie. naam gis nañu ne centre bi taxu ko ndaw lool waaye nag loolu yëpp taxul mu mën a dalal mbooleem service yu doon sàkku rek ñu may leen espace ñu mën fee ne gannaaw nag jafe-jafe bi ñu nemmeeku ca hôpital Aristide Le Dantec. bon Iro ñëw na am na ñu ñëwoon avant Iro mais bon dañu xool que Iro peut-être moo ñu gën a moo gën a arranger population yi ci ce côté. ci fàttali
personnel bu hôpital Aristide Le Dantec ak aji tawat ga dañu leen waxoon nag ni nañu jógee ci hôpital ba balaa fukki fan ak juróom ci weeru août gannaaw nag la ñu fa namm tamuy tabaxaat lenn ca kër docteur boobu. ko bu baax gërëm ko delluwaat ci mbiram Pape Diop bu coalition Bokk Gis Gis liggéey wax naa leen sànq ne leen dem na fekk ji waa nguur gi loolu nag mi ngi ko jël nee na gannaaw bi mu xalaatee bu baax ci mbir moo milee ñu teewlu ko ndaje mi woon taskatu xibaar yi Maimouna Ndiaye ak Younous Diatta ñoo wujjuloon télévision Futurs Médias. bari ñi ngi naan cohabitation il faut bien réfléchir Sénégal fi mu toll xam ngeen ni cohabitation mënu fi am blocage institutionnel moo fi am salaire yi bloqué économie bi taxaw réew mi yëpp sonn mën na déboucher ci lu nekk te bu boobaa ñi jëluloon seen responsabilité ñooy responsable man nag damay jël sama responsabilité maa ngi ñi ma àndal ñëpp parce que lii may wax ñoom waxtaan naa ci ak ñoom consulté naa ay responsable du parti mais jotewuma dara ak pouvoir xamuñu ni ñoom itam li ngeen yëg la ñu yëg tey waxtaanaguma ceeg ñoom mais sama voix assemblée dinaa jàppale ñee pour mu bañ a am blocage au Sénégal dinaa ko def xooluma ci dara sama réew laay xool ragaluma ci dara quelques personnes yi nekk derrière des claviers là pour insulter les gens ragaluma ko. aywa ñu wax itam ci leneen mooy liggéeykat yi nga xam ne dañoo nekk ci gox yeeg goxaan yi dañu dem nag fi nga xamante ne si daal moom mooy grève maanaam banque seen yoxo ndax préavis ba yóbbu nañ ko fan ko war a yóbbu ñooñ ñi Sidia Ndiaye ne nag daal dinañu dem ci grève ñetti fan la nuy ñaawlu rek nee na daal nguur gi sàmmontewut ak ay kàddoom ci lenn ci seen i ndàmpaay dañ ci ànd ak Fatou Bintou Konté ak Pape Sangone Mbaye. fulal gi ñun fulal teg ci nag faale ñu leen ci benn décision bi nga xam ne nguur gi moom la jël agent collectivité locale yi jamono ji dañoo mer ba fut fas yéene nag ci fan yi lu wees dem ci grève générale de 72 heures gannaaw bu ñu déposé li nga xam ne moom moo di seen préavis de grève. lañu déposé préavis de grève le 10 incha allah bu ñu compté yoon dafa ne 30 jours ba nga ko compté à partir de 10 mën nañu dem grève 603 collectivités locales yi bu ñu leen dugalee ànd ñu tëj leen état civil bi tëj ay morgue tëj ay cimetière defe naa ne loolu déjà pour ne pas aller loin santé poste de santé yi bu boobaa ñoom dinañu xam ne transfert nañ compétence moom ñoom sax xamuñu lan la ñuy jox collectivité locale yi. ñoom liggéeykatu collectivité locale yooyu di ñaawlu discrimination bi nga xam ne jamono ji nguur gi mi ngi ko am seen diggante yeneen liggéeykat yi ci wàllu augmentation indemnité yi nga xam ne ñu ngi ko alloué personnel de santé bi. bu ñu xeexee ba am fonction publique locale xeex maanaam loi 2011-08. xeex ba am ay 44 décrets je crois loo xamante ne moo complété armoire juridique et institutionnelle mais article 29 loi boobu dafa ne bépp avantage bu ñu jox agent état désormais du soxla arrêté d'extension dañ koy appliquer d'office mais léegi loolu ñoom xam nañ ko bu état di yokk xanaa état c'est pas l'état n'est pas uni l'état n'est pas ne suit pas ce qu'il fait. Sidia Ndiaye ak i naataangoom nag jamono ji ña ngay naqarlu ñàkk faali gi nga xam ne ak ñàkk respecté gi nga xam ne nguur gi am na ko ci seen engagement yi nga xam ne xaatima nañ ko seen diggante. mais loolu mooy problème gouvernement Sénégal duñu respecté benn engagement benn ñaata protocole lañ fi signé duñu respecté dara alors ñoom dañuy dafa mel ni affaire yi naxi mbaay maanaam signé ay accord signé ay prophète des promesses te doo respecté dara. ñun ñi kat collectivité locale yooyu nekk dañoo taxaw temb fas yéene nag li nga xam ne moom moo di seen ak seen yelleef ñu jox leen ko maanaam indemnité yi nga xam ne nguur gi da koo yokkal ñëpp ñu boole leen ci. ñu wax itam ci ñeneen liggéeykat yu mer ba futum yi ñi nga xam ne ñoom it dañoo nekk ci maire yi foofee ci diwaanu Tëngéej ñoom lañu bëgg rek ñee ñu yokk seen i payoor ñu ne ñoom it bu fekkee ni mbir mi antuwun ci dinañu banque seen i yoxo te itam ñu ngi sàkku ci seen naataango maanaam seen nawle yi nekk ci yeneen gox yi ñu ànd ak ñoom ci xeex bi dañuy teewlu Jaaji Njaay ay kàddoom ñi ko taataan di Abdou Diouf Diagne ak Ahmadou Bamba Samb toogal télévision Futurs Médias ci diwaanu Tëngéej ak li ko wër. xarlu li président Macky Sall def mooy yokkal travailleur Sénégal yëpp bàyyi agent municipal yi loolu day wan ni kon ñun agent municipal yi duñu dara donc ñu ngi remercier tamit Sidé Ndiaye si sortie bi mu defoon keroog mais sortie boobu bu mu ànd ak wax na ànd ak jëf maire yi Sénégal yi bu ñu koy tëj
nañ ko tëj si 2 semaines 2 semaines la ñu laaj wax si dee Ndiaye nañ ko tëj si 2 semaines bu ñu ko tëjee si 2 semaines kenn dootul am papier fii Sénégal bu ñu ko defee kenn dootul am extrait kenn dootul am bulletin de naissance kenn dootul am résidence kenn mariage dara nañ tëj yëpp léegi dese sax duñ ko nangu léegi nag li ñuy laaj mooy augmentation bi Macky Sall def pour travailleurs du Sénégal yëpp naka defal agents municipaux yi tey nag mooy suñu 2e sortie bu ñettee nag Sénégal dinañ dégg leneen lu dul lii parce que ñun tamit dund bi dafa métti si ñun ñoo ko gën a yeyoo mbaam gàtt na waaye su jur gi la ñun ñoo gën a yeyoo yokku salaire. ñu des ba tey ci ñeneen ñuy ñaxtu foofee ci diwaanu Diamniadio ay liggéeykat ne ñu daal benn société boo xam ne dafa fekk baax réewum Chine ngeen baal ma ñoom ñoo doon tabax kër googu ngeen di gis moom la ñu duppee këruk mbootaayu xeet yi ñoom nag ne ñu daal nañu doon liggéeyee metti na lool ba tax na sax ñaar ci ñoom faatu nañu ñeneen jële ci ay gaañu ñeneen itam jële ci ay laago liggéey ba daanaka yemb na ba noppi itam ña ngay daw ci gannaaw seen yelleef foofee ci diwaanu Tëngéej lañu xëy amal ab toogaanu ñax cuti teewaayu ba tey Abdou Diouf Diagne la ak Bamba Samb. seen liggéey daal di amal nag ab ñaxtu ci kanamu immeuble bi nga xam ne moom la ñu duppee maison des nations unies te nekk ci Diamniadio liggéey bi lee mu pare liggéeykat yi naka di xaar ba néga ni ñu daal leen di jox seen ay koppar. depuis 2018 am na ñu commencé liggéey fii maison des nations unies ñu jékki-jékki contrat yi ñu def ñu ngi bind ne 1er avril 2019 la mooy officiellement la liggéey bi commencé donc léegi ñoom ñu jékki-jékki ne contrat yi ñu ngi ci def fin de chantier ñu jékki-jékki tafal ñu benn kayit nañu juillet mooy la chantier bi di jeex fin juillet mais fin juillet bu mu jeexee nag lu ñu bëgg mooy nañ ñu fay suñu ay congé ak suñu ay droit loolu rek la ñu bëgg ñun xeexuñu xuloowuñu tojuñu kaasuñu taaluñu pono donte mën nañ ko ni ko ñëpp mënee mais lu ñu bëgg mooy ñu fay ñu suñu ay droit. ci ñetti at yi nga xam ne liggéey nañu ko ci chantier bi lee ñoom ñi la nekk ñu tuumaal société chinoise bi nga xam ne moo amal liggéey bi ne sàmmawul benn yoon ak seen àq ak seen yelleef. waaw am nañu fi accident ñoo xam ne ñàkk nañ seen bakken ñaari nit ci chantier bi dee nañ fi am na ñoo xam ne am nañ si ay blessure kii mi ngi nii suñu ginnaaw mën ngeen ko jëlaale mi ngi nii dafa blessé ba léegi mi ngi nii taxaw xam nga ne dañ ko waroon a taxaw kenn taxawu ko fii amul ay chaussures de sécurité amu fi tenue amu fi nii rien amul dara loo xam ne si am na ko loo xam ne nit war na ko am ci barabu liggéeykaayam loo xam ne seen waaye respecté nañ ko. président de la république mu xam ne am na ay doom réew mi yoo xam ne ñu ngi fii seen waaye di leen toroxal di leen jaay doole di leen maltraité ñi ko nekkal fii waxuñu ko dëgg loolu moo tax saa bu wootee population bi sanctionné ko. ñuy woo nag état bu Sénégal mu daal di gën a bàyyi xel nag société yi nga xam ne seen i borom bitim réew la ñuy jógee di ñëw di samp fi ci Sénégal ñoom ñi la nag ñu leen di tuumaal ne joxuñu benn gëdd seen ay liggéeykat. ñu dem ca Sogas bërëb yi taxawu abattoir yi fii ci réew mi foofee daal liggéeykat yi ñoom it mer nañu bu futtu ñu ne bu nu moytuwulee du ëllëg ci aljuma ji du nu faste xànc ak moromam maanaam ndawal moo xam bu xar la wala bu nag du nu liggéey ndax duñu fa lewetal dara bokk na ci la leen miti anam yenu liggéey ba noppi itam chambre froide ba nee na doxul nam war a doxee ñu teewlu ñenn ci yooyu liggéeykat ak Abdoulaye Anne mi ñu toggal ca banlieue bu Ndakaaru. noonu liggéey frigo bi ñu koy bàyyi ba ay guddi ñu koy fay ndox mu baax bi amutu fi yaa may dégg ay millions mooy faral ci frigo bi ñun ñooy sauvegarde yi mag yi xale yëpp ay sauvegarde yi mais suñu yàpp day yàqu du yàq kenn duñu fay wax nu ko ba sonn nee na yaa may faale wudu Seras abattoir la fi depuis 1972 nekk fi xam Seras nu mu war a tëddee mais actuellement nii dafa yàqu complètement ndox bi ndoxu xorom la ndox bi dafa saf sap ak xorom boo ko defee ci yàb bi day yàqu ba pare en plus que frigo bi tamit seddatul. ci état bi ñëw xool nan la ñi mu dénk kër gi nan leen ko dénkee. corosé yi encore fi ñu ci fekk suñu ay mbaq yi pour jaay corosé yi dafa yàqu ay corosé yu magit ñoo fa ne pratiquement ay buum lañ tag sax pour am lu ñu utiliser encore canalisation aussi baaxul bu tawee si ndox bi la ñuy taxaw di liggéey alors loolu aussi c'est anormal paan yi encore lu ñuy kaas paan yi aussi dafa bëri. da ngay xëy fii presque ay 30 minutes wala 40 minutes yoo xam ne da ngeen di toog doo leen mën a liggéey affaire yi panne loolu c'est pas normal yenn saa yi dañuy abattre ay nag bàyyi ko si suuf ndax panne mënoo leen yëkkati te loolu baaxul si nag yi. ñoo bëgg ñu defar indi ay machines yu bees ay pompes yu baax ñu am air bu mat waa frigo bi tamit ñu defar lépp mu nice bu subaa kenn du rëy nag dañuy du bovin du ovin dañoo jël décision ne ça soit réglé coûte que coûte nii wala suba kenn du rëy liggéey du fi am suba bu soobee yàlla.
ayoo ñu des ba tey ci mbir moomee ña jiite bërëb ba itam nangu nañu ne foofee am na jafe-jafe waaye ñu koy def seen comme kéem kattan ñu teewlu Mamadou Talla mi nga xam ne moom mooy xelal directeur bu SOGAS ak ki nga xamante ni si mooy Abdoulaye Pathé Anne. keroog ñëw nañu ci ñun. ñuy wax problème mu entrepôt frigorifique bi. le même jour bi ma informé le directeur général monsieur Arouna Gallo Ba mu joxe instruction. En un jour, on a décaissé plus de 15 millions pour s'équiper en entrepôt frigorifique. Et mu am benn performance bu rëy te kooku première étape la parce que am nañ ci yeneen projet problème mu frigo bi dañ koy fay ñun ñu woo les techniciens yi nee na duñ ko fay ñu ne leen quel est votre problème ñu ne ñu on a un problème de gaz le même jour ñu faj ko ci saa si problème bu ndox mi abattoir ni muy fonctionner mooy eau de ville la ak eau de puits eau de ville bi abattoir mu ngi fay une facture de 5 millions par mois bi ñu toogee expliquer leen période bee nag eau de puits la ñu gën a utiliser parce que dafa am ñi toppatoo ndox mi ñi nga xam ne dañu nekkoon en grève li dal sénégalais yi ci yenn yi moom tamit mu laalaale ñu ci biir abattoir ba ndox mi xawoon fi manqué ñu utiliser eau de pluie bi. te sunu mission de service public la te duñu seetaan Dakar toog ay ñaari fan ñetti fan manqué yàpp te xam naa ne également kooku ay wax la rek mais duñu egg ci loolu. waxoon nañ leen ko ci bopp xibaar yi njiitu réew mi joxe na xibaar ne fii ak téwén ci kàttanu yàlla nañ ibbi ay classe préparatoire foofee ca diwaanu Thiès kaddu yi nag mi ngi ko yëkkati tey bi ñu doon sargal juróom-ñeent fukk ak juróom ci ay gune muy góor ak ay jigéen fësal seen bopp wane seen xarañte ci ay matières ci concours général bi xam ngeen ne rek ren professeur Souleymane Mboup bu RSF moom la ñu bàyyile woon bés boobile moom njiitu réew mi itam ñaaxaale na gune yi daal ci ay doxalin yoo xam ne yu ñu war a moytu la lu ci mel ni caxat-caxatee salle de classe yi dañ ci ànd ak Aminata Mbaare Sow ak Alioune Diagne ci ay leeral. téeméer ak ñeenti distinction lañu daal di séddale lu toll ci juróom-ñeenti fukk ak juróomi lauréat loole ci concours général édition 2022. concours général bu at mi liñ ci gis moom mooy élèves yi nekk ci série scientifique yi dañoo wane bu baax seen bopp ci seen domaine naka noonu itam ci matière littéraire yi sax dañ cee wane tamit seen bopp looloo waral lu jëm ci prix yi boo xoolee téeméer boo jël am nañ ci juróom-benn fukk ak benn. lu jëm ci parité bi itam dama koy rafetlu ndaxte boo xoolee ci juróom-ñeenti fukk ak juróomi lauréat ñeent fukk yi ak juróom-ñeent yi ay góor lañ ñeent fukk ak juróom-benn yi ay jigéen ñu koy rafetlu. cérémonie bi ñu ciy sargal xale yi élèves yi gën a ràññeeku ci Sénégal doonoon ak occasion ngir njiitu réew mi ñaaxat leen ñu gën a toppatoo waaye tamit respecter seeni école. Je pense à la pratique choquante et malsaine de violence. lu jëm ci yenn fitna yu ñu nemmeeku ci école yi maanaam di dóor yenn enseignants yi wala sax ñuy yàqate yenn infrastructures yi wala yenn matériel scolaire yi loolu dama yaakaar ne ñi nga xam ne ñoo koy def te nekk ñu néew ñooñu moom amuñu seen place ci école bi rawatina ci université. Leur place à l'école ni à l'université. Bon, juste pour wax leen rek que ni salle de classe yi ñu construire école yi ñu construire et tout instruments yi ñu fa def table banc et tout yi ñuy kii pour ñoom lañ ko defal ñoom ñoo koy jariñoo en fait buñ ko yàqee seen bopp lañ yàqal. leneen lu ñu mën a jàpp ci concours général bi de mooy fii ak année prochaine daañu ubbi ab classe préparatoire fii ca Thiès. L'ouverture des classes préparatoires aux grandes écoles. lu jëm ci ouverture classe préparatoire yi ci école yu mag yi loolu dinañ ko tàmbali at mii di ñëw ma bëgg a wax rek ministre de l'éducation rawatina itam ministre de l'enseignement supérieur. élèves yi gën a xarañ bu leen yóbbooti ca biti réew ndaxte classe préparatoire yooyu ñun dañ koy tàmbali fii nii ci Sénégal. Classe préparatoire au Sénégal. 104 distinction yi ñu joxe nag 75 yi école publique yi ñoo ko jël yeneen 29 yi école privée. Économie générale.
Aminata Mbaare Sow ñu sant la bu baax gërëm la ginnaaw bi ñu ndokkeelee gune yooyu lay ñu wax itam ci ba tey njàng meeg daara yu kawe yi muy Institut africain de management xam ngeen ne dafa yóbbu woon ñaar fukk ci ay guneem foofee ci Toulouse ngir ñu amal fa tukki boo xam ne dafa soxal seenam njàng ci ñaar fukki nag fukk ak ñett ya dellusiwaate wu ñu dañoo daw loolu nag indi na coow lu rëy ba tax na sax daara jooju nag nee na mbir mi daal du ko bàyyi mu sedd ndax dem na sax ca Interpol bu ñu sukkandikoo ci xibaar yi ñu jot ngir fexe ba gune yooyee ñu gis leen ñu dellu siwaat fii dañ ci ànd ak Coro Mbaax Njaay. fukki étudiant ak ñett bokk ca Institut africain de management di IAM ñoom ñile ñoo daal di daw xibaar gi nag école bi ñoo ko joxe ci seen page Facebook. ndaw yi nga xamante ni ay visa wu fukki fan ak ñaar la ñu amoon ngir mën a dem ca tugal amal fa ab voyage d'études ñoom ñile ci mujjantal gi dañoo daal di daw juróom ñaar rek ci ñaar fukk yi nga xamante ne ñoom la ñu yóbbu woon ñoo ñibbisi ñoom étudiants yi doon def licence ci jamono bi ñibbisi jotee ak kenn gisu leen lu ni mel nag doon lu metti lool ci école bi nga xamante ni amoon na sax ab convention de partenariat ak ñi nga xamante ni ñoom ñoo di ambassade France bu ñu sukkandikoo ci koo xamante ni jege na lool école bi lee ñoom nag daal di nañu dugal Interpol ci mbir mi ngir rek mu daal di fexe xool naka la ñuy def ba gisaat yooyu leen ndaw ñu fàttali ni IAM du guleet muy organiser ay voyage d'études yu ni mel seen ay étudiants yu bëri dem nañu nemmeeku ay site ak ay infrastructure yu bëri ci ay dëkk yu wutee ci àdduna lii sax ñu jaarale ko ci seen programme bi lee baax Ndiaye ñu jeexaleek tàggat yaram ak basket ak afro basket U18 bay am ca Madagascar Sénégal nag daal daanu na nërmeelu la ci kanamu Angola mu mel ni nag ci juróom benn fukki poñ ak ñaar ci ñeent fukk ak ci juróom benn fukk ak ñeent ñetti poñ képp la ñu leen rawee mu mel ni nag kaar bu njëkk bi daal gune yi xawoon nañoo sonn loolu nag tax na daal ba mbir mi ca njeexintal ga dañoo ñàkk ci kanamu seeni naataango yu Angola dañ ci ànd ak leerali Cheikh Sadbou Diarra. Sénégal toog na ci quart de finale Afrobasket U18 Madagascar 2022 yi mbetteel bu rëy ci gaynde yi nga xam ni premier tour bu mucc ayib la ñu def ak ñetti ndam ba tax na ñu nekkoon favori ci quart de finale bi seen diggante ak waa Angola pression boobu nag tax na goney Sœurs Parfait Advision yi raté seen dugg ci jongante bi fukk ak ñetti poñ képp la ñuy dugal jamono ji angolais yi di am 29 poñ ci premier quart-temps bi foofu la leen jongante bi di rëccee Sénégal moo gagné ñaareeli quart-temps bi terewul ñu rawee ko juróom-ñeenti poñ ba ñuy dem ci mi-temps bi. ci ñaareeli pàcc jongante bi nga xam ne défense yi ñoo ëpp doole attaque yi gaynde yi ñooy gagné raw ci ñaari quart-temps yi yu ñu mujjee dóor 30 ci 24 wante loolu du doy Sénégal dafay mujjee ñàkk ci kanamu Angola 67 ci 64 mu ànd ak rëccu soo gisee ni ñeent ci gaynde yi dugal nañ lu ëpp fukki poñ bokk ci Ousmane Ndiaye bi dugal 19 points jël 11 rebonds. ci match classement yi Sénégal dina laalewaat ak Algérie ci àjjuma bi ci bés boobu la ñuy jouer demi-finale yi itam dox diggante Mali ak Madagascar ak Angola ak Égypte. aywa Cheikh Sadbou Diarra ñu sant ko bu baax gërëm ko sant leen yéen tamit ci seen cofeel seen safo ak seen kóolute fii ak ay simili yu néew Chérif Diop dina fi teew ci xibaar yi ci français desandi leen ak programme yu télévision Futurs Médias fanaan jàmm.